السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. asewul ci ñun ci waa daayira bi ma wax leen ni yonent yàlla Ibrahim mooy le parrain spirituel de tous les moustarchides du monde. bu ko defee nag ñu may kon kilifa yi ñu dem dafa tolloog rek il faut que nga wax leen lu leen rassurer mais ci biir loolu it foog ñu teg ko ci dëgg ñu waxtaane li ñu war a waxtaane ci dëgg rek ndax réew mi ko laaj te it nañu bàyyi xel siècle bi jeex na te ñun li loolu di wuñu xam nañu ko xaw ma ko xamul mais ñun xam nañu ko kon nag ku yóbbu teey ku yóbbu rek teey te xam looy def adduna yëpp tukki na yëpp waaw te itam li tax mu jara bàyyi xel gis nga Bill Clinton bi moo sow fi yëpp tel di pare que de yëpp te doon xumbal mais na mu ñemee woon dal ci kaw Irak pendant la guerre du Golfe bii yoon bu ko defoon rek gis buy ma ngoog duñ ci d'accord bu ko doon def rek di gis buy parce que la sa dam denc xamul lan la te man xam naa ko ma tax na kon nag yooyu ku yóbbu di ci bàyyi xel rek te ñuy bañ di topp passion yi rek te ñu topp rek raison yi di seet lu ne nu mu gën a jaadoo te am na ci ay façon yu am solo benn di ma baal parce que yëpp lay jot te léegi ñu am ay problème yu ñu indil ay njaboot dem boole leen bu dee ko amul xel mu daal di joxe des instructions nangam waaye dina ci am ñu am xel am na ci ay côté gain gi néew ak yooya yu fa amoon yu xaw nuru yu mel nii te ñu waxoon commandant ba ñu wax ci wàllu gendarmerie pour mu toppatoo ko ndax ñun nañ ko def ci teey da mbiri du ñaari nit duñ ko seq nga déglu kenn kii te doo déglu kii ci ne nañu déglu ñëpp dañu dégloo ñu wax leen déglu surtout waa Moustarchidine ñu wax leen la ca commandant ba teg mooy maa ngi leen di waatal ci yàlla ni lu ngeen di defati na ngeen may invité danaa ñëw parce que lu dul dëgg du dëgg tax na kon nag loolu rek moo fi ne man wax nañ ko doxalee ci xel rek benn problème du am te mooy façon bi ngeen def ñu jëm ci dëkk bi coow bëgg a am ñu ko bëgg fii ngeen def na ngeen war a def commencé ci gouverneur ba ci préfet ba ci yow miy toog seet ko na mu rafete wax ak ñoom yeneen nag àdduna du noonu waaw ndax yéen la ñuy yaakaar nag waaye bu dee ñoom rek nag waaw le sëñ Jean waxoon nag ni mësuma làqoo nguur mukk di tooñ gor làqoo nguur di tooñ gor te nguur it jàppale gor yi moo ko fi bàyyi kon warul nangu kenn di ko làqoo pour tooñ gor yi loolu rek la tax na kon nag na ngeen tranquille y'a aucun problème suñu diggante ak yéen amoon nañu ay problème c'était normal li ngeen doon def ngeen ko liñ doon def nañ ko nangu nañu léegi pour def réconciliation nañu fexe appliquer réconciliation bi ci aspect yëpp noonu rek la du leneen mais man fii bu ma bëggee la jël réew mi mën naa ko ci anam yu bare waaw loolu rek la
ñu tax na rek kon ñu bàyyi ci xel waaw parce que dama jot benn soxna see moo ko mën a seede gannaaw bu ngeen demee xaw ma ndax góor gi wax na leen ko wala mu wan leen ko texte baa nga ak moom ma jot benn fax bu 5 pages benn xalaatkat bu nekk ca Paris yónnee ko fi fekk mu njëkk a téléphone ñu ne ko dama voyagé mu ne bu ñëwee kon ma yëg ko xam naa xaw ma ku ko wax ni ñëw naa après mu daal di envoyé benn fax bu 5 pages te mu ca wax ëpp na ndax jaaxal bu leen mouvement bi jaaxal posé nag ñaari mbir ak bu leen ñetteel waaye ma xam fa xalaat ja jóge ndax moom mi lay laaj xalaat yi du ko jariñoo ñeneen a soxla xalaat yi posé ma 30 questions moo nga ne la 5 pages dal daayira bi def leen jaaxal parce que li mouvement islamique yépp échec moom ci la réussir mu ma mais bi leen ci gën jaaxal mooy mouvement islamique yépp dañuy laf jigéen dañ koy isolé ci ko muuruloog yeneen te ñoom yëg nañu ni mustarshidin wal mustarshidaat yi li indi mustarshidaat yi mooy succès mouvement bi yëpp jigéen ñee ko def kan moo ñu inspiré loolu ma ne ko yéen xamu leen lu xew laaj yu bare waaye ma xool ko rek xam ñi soxla question yi ñana ma wan ko góor gi rek ni ko liir ko ñu denc ko comme mais duñ ko répondre su fekkee laaj réponse yi soxlawu ko keneen na ko soxla waaw tax na kon nag pour ngeen xam ne rek ñu ngi en contact avec tout le monde te itam rek wax dëgg yàlla fu ñu dem it ñu respecté ñu par force maa ngi dem Maroc bërki démb di leen wax organisation de l'université du Ramadan le directeur de cabinet du ministre des affaires islamiques bi mu waxoon ni na giseek man ndax moom daf doon dem Téhéran te seen rencontre ba mu ma ministre bi nee na ba du ngeen dem ba seen université du Ramadan bi éclipsé seen durus xasaniya yi waaw wax te mooy biir waa bi di organisé pendant le mois du Ramadan foofu ca Maroc mu ni ma nee na naa la wax ni ngeen fexe ba seen bos bi bu mu éclipsé ak durus al xasaniya waxin la a tax na kon nag yooyu yëpp pour wan leen ni leen baaxu kilifa la ak it leeru yàlla ak it taxawaayu njaboot boo defee nag lu ñu leen ci war a jàppale te fekk réew mi moo tax stabilité réew mi moo tax mbaaxu réew mi moo tax mais ñun bañuñu ko insha allah luñ ci war a def ko parce que réew mi itam Senghor mi fi nekkoon bi mu fi ñëw fii la ñu fekkoon bi mu demee fii la ñu bàyyi Abdou Diouf bi muy ñëw fii la ñu fekk Abdou Diouf dina dem fii la ñuy bàyyi mais après kuy ñëw kan mooy ñëw waxin la question bi posé nañ ko fu France posé na ko États-Unis posé na ko après Abdou kan la parce que ñoom bu ñu gisoon ku dal seen xel léegi politiquement pour jox ko ñu ñaan Abdou mu dem mais seen intérêt tax ñoom mais intérêt réew mi kooku nag kenn duñ ko gën a xam moo tax ñoom mën nañu tànn waaye ñun it mën nañu tànn fu ñu gisee ku dal suñu xel rek danañ mën a tànn ñu ngi ci nag waaw ñu ngi ci noo defee jeex na ngeen bàyyi ci xel rek ñu jàppalante ci wàllu liggéey réorganiser sur tous les plans ñu réorganiser wax na ko Tanor tout dernièrement ma ne ko gis nga élection jot rek nit ki ni woteel leen jiw lu yomb la
ma ne ko mais boobu du wax bi yéen yéenay dimbale seen bopp ba gañeel seen bopp ma ne ko ni ngeen di dimbalee seen bopp ba gañeel seen bopp mooy ngeen fexe ba def fi lu dal xelu nit ñi ma ne ko bu ngeen defee lu dal xelu nit ñi rek du ngeen soxla soutien te moo di nag il faut que quand même ñu changer programme yi nit ñi nag dox beneen doxin tëral yeneen tëralin jëm yeneen jëmukaay lii rek la du leneen waaw parce que li ma leen wax nag ne am na lu jeex te moo di baatu ngir yàlla sarax ngir yàlla baatu yàlla am yàlla jox la jeex na kooku jeex na ku yeboo xam ni jeex na laa wax sarax ngir yàlla am yàlla jox la jeex na waaw bu ko defee kon nag loolu rek moo fi ne nañoo réorganiser tout le monde te gis nga loolu ma lay wax it waxuma leen ko ci seen côté gouvernement politique waaye ci côté sëriñ si it ñu bëggee diina ji dox il faut que loolu am parce que diina ji it marché wu ku ci defa ni diina ji mooy ngoonu alxames rek ñu jël ay gàmmu yu dul jeex di ko tegal nit ñi fii ku defa ne loolay diine du diine de te ñoom ñu koy def sax tàyyi nañu ñoom ñëpp a ngi koy commencé di respect ñu nag li ëpp na ñun ko ku ko def ñoom ñoo ko def Tanor wax na ma ko fan yi ce n'est plus normal yi ñuy teg ci guddi alxames Habib Thiam wax na ko Serigne Cheikh il y a quelque temps beneen kilifa diplomate la mu nga nekk ci Arabie Saoudite bërki démb ñëw na fi wax na ko Serigne Cheikh donc il est grand temps il faut que ñu changer nag yu bare ci côté diine ci beneen côté il le faut absolument ko defee kon nag ñu bàyyi xel loolu rek nga ngeen yóbbaale ko ko defee ñu seet ku nekk ca côté ba nga nekkee nga seet waaw ñun ñii sax bi ñu demee ba yëg ni Moustarchidine san waa baax ñu ngi ci yoonu soppi waat waaw waaw wala boog san waa plus waaw bu ko defee rek nag ñu soppi waat nag pour jëmaat feneen ndax dama am lu ñuy doxe waaw bu ko defee kon rek ñu fexewaat daayira bi nekk daayira njàng daayira yar daayira xam sa bopp daayira mën a jël sa responsabilité def ko na nga ko war a def loolu rek la ñuy doye moo tax ñu nekkaat te incha allah bu ko defee rek ku nekkit def noonu rek waa politique yi def ko waa justice bi def ko waa feneen def ko waa feneen def ko waaye na ci biir thème bi sax du ñàkk ay aspect yu ci génn buñ ko xeebul mën nañ koo jël comme ay repère pour seet nañ ci réorganiser incha allah parce que ci wàllu parlement le pouvoir exécutif le pouvoir législatif ak le pouvoir judiciaire bu ci ne am na nu ko l'islam waxe nan lay tëre li ñoo tudde opinion publique ak li ñoo tudde liberté de presse ba fan la yem fan la commencé fu mu yem yooyu yëpp mu ngi fi daanaka barakallahu rek ñu yeewi leen ngeen bal ñu àq ci seen temps yi ñu jël waaye rek bu ngeen demee man ngeen tëdd nelaw ña ca def it tëdd nelaw waaw ndeysaan ngeen baal ma waaw ndax bërki démb Maguette Diouf rakwa Abdou Diouf dafa dem di inauguré benn exposition bu am ca foire ba fekk sama soxnaak leen ci waa daayira bi am fay stand ak sama rakki bopp soxna Mam Ndaba mu dem di ko visiter nag ba ñëw ci stand bi ki mu àndal ni ko kii jabaru sëñ Moustapha la mu ni ko sëñ Moustapha ban c'est lui qui fait beaucoup de bruit sama soxna ni ko non c'est lui qui vous empêche de dormir waaw ko mooy ki leen teree nelaw waaye nag ma bëgg rek bu ngeen demee ba bu ngeen nelaw yàlla baax na insha allah yàlla yàlla def jàmm yàlla yàlla def sutura yàlla yàlla def bari yàlla yàlla taxawu ci biir ak ci biti boole ñu ko ñun ñëpp tabarakallah gërëm nañu sant nañu ngeen wax ko kilifa yi ñoom it ñu jotalante ko ba ca fa mu war a yegg barakallahu fikum jërëjëf jërëjëf insha allah ok barakallahu jërë ngeen jëf insha allah jërëjëf insha allah bu ko defee nag
wàllu mentalité bi ñu tudd mentalité buñ koy xool dafay tënku ci baat bi arab di wax al fikr waaye bu dee ci ñoom al fikr dafa am ñetti explication lughatan ak istilaahan ak shar'iyya bu fekkee ne baatu fikr dañ ko firi lughatan te mooy sens étymologique gu baatu al fikr ñu ni boo ko bëggee firi da ngay weccee ñaari lettre yi te moo ci baatu kaaf bi na fi raa bi ñëw fi kaaf gi nekkoon na fi raa bi ñëw fa raa ba nekkoon na fa kaaf ga dem mu nekk lan الفرق فرق القمح أو فرق الذرة décortiqué xam nga gerte ak dugub ak yëpp dafa am xott ku bëgg a jariñoo la ca biir nag fokk nga dindi xott yi pour mën a jariñoo la ca biir su ko defee al fikru lughatan ci wàllu lislaam mooy lu ñu la indil bala nga koo sax xamal la nekk ci biir lan la waaw waaye jox la dara rek nga sax ko te xamoo la nekk ca biir te bis bu na ngeen dégg fii ñuy wax baatu gâteau empoisonné waxin la rek waaw mais bu fekkee ni istilaahan te moo di ci licence philosophie dañoo wax ni al fikr détonateur lay doon bu nga xam ne taaqaat ijabiya yi nekk ci ruux ba mu nekk ci xel ba mu nekk ci xol ba mu nekk ci yaram bu mu ci ñëw dana fexe ba taaqa boobu mu toj ko comme ni ñooy jële ay détonateur di ko dugal ci ay yenn xeer yeeg yeneen pour mu tojal la ko tasaareel la ko xalaat loolu la war a def énergie yi nga xam ne moo nekk ci nit looloo tax bu dee cadre ruux bu dee ci cadre ruux xalaat ba méditation profonde lay doon bu dee ci cadre ruux xalaat ba méditation profonde lay doon moo tax li muy gën firi mooy xaw firi li ñoo tuddee ci julli teewlu moo lay may li sa bët gisul sa xol nangu ko bu dee ci cadre xol nag la moom la ñoo tuddee pensée mais pensée bu nga xam ni cordon ombilical bi ci méditation profonde yooyu lay dellu moom xol bu fekkee ni nag ci cadre xel la
du nekk ni méditation profonde du nekk ni pensée mais réflexion lay doon c'est la cogitation Sëriñ Habib nee na c'est la cogitation boobu ngeen bind boobu waaw bu ko defee boobu itam boobu la mag ñi nag firi en fin de compte chariyan pour soog a joxe al fikr xalaatam dëgg-dëgg te ki ko firi mooy imaamul Ghazali mu ne al fikr huwa ixdaaru maarifatayni fi l qalb dégg nga loolu al fikr huwa ixdaaru maarifatayni في القلب ليستخرج منهما معرفة ثالثة نينا خلاص لي ميتيم موي ñaari gis-gis yu bokkul ganesi la nga dénk ko sa xol sa xel fexe ba bala faa génn ñetteel ba génn te muy la lay jariñ waaw ñaar yu dugg si te bokkuñu te war nga ciy jël benn nga jël ko dugal ci sa biir xol sa xel fexe ba bala faa génn bu leen ñetteel xam nga lu tax réalité boo gis dafa mel ni comme genre monnaie ni muy amee pile ak face noonu la réalité yi mel c'est très important xamoo dëgg gu ëpp sax dana gaañ dana am jamono boo bëggee dimbale sa dëgg ci neen ngay jaar pour dimbale ko waxin la mais foog nga dégg ko loolu nag boo amul lu la ko jàngal rekk nga daanu ci kàmb waaw bi rajulin faajir bu ko defee kon nag comme wan na la ne xalaat mooy ñaar yu bokkul bii mel nii te fokk nga jël ci benn te lu lay jariñ rek nga war jël nga war ko dénk sa xol sa xel fexe ba ñaar yi duggoon mu génne bu leen ñetteel te bu ñetteel ba dana fexe ba ñaar yi bu ci ne am lu mu ko sédd le côté positif dana am lu mu ko sédd mais le côté négatif dana am lu mu ko sédd fokk nga jël ñaar yi ak tawazun équilibre moo tax ñu wax la ni la cër du chaise c'est très important cër du chaise booy toog cër planche la cër du chaise booy toog cër planche la planche nag ku ca bëgg ñu toog foog cat lu ne am ñu ko yenn foog nga nangu say soppe yenu ca kanam say bañ yenu ca gannaaw mooy tax ngay équilibré doo tax kon l'islam il faut que ñaar yooyu séq ko mooy li Sëriñ Habib doon laaj daf di sunna yàlla parce que yàlla bu la bëggee liggéeyloo rek fal sa wujj moo tax wa tilka al ayyaamu nudaawiluha bayna annaas yàlla bu la bëgg a liggéeyloo rek fal sa wujj déggoo ñun la wujju jongama gémmiñ nga du selaw wara xuloo bi bari wujju jongama gémmiñ nga du selaw moo tax tey jii di xutba di saaga Occident rek ka ñu defe di xutba di saaga Occident rek
وما الذنب ليس ذنب الغرب ولكن الذنب ذنبنا. العودة إلى الإسلام أي نعم، ولكن ماذا صدنا عن الإسلام حتى نحتاج بالعودة إليه؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. kon ba nga ca génnee nag c'est très important ngeen déglu li ma leen di wax. ba nga ca génnee nag ba nga ca génnee ndax fa lawla abul abbas min kanzi ilmihi la faddaltu ilma algarbi yowman ala alsharqi. am na ku fi bàyyi tëralinu jullit yi appliqué tëralinu tubaab yi te yàlla ànd ci ak moom ak yonent bi. xam ngeen lu tax baat bi wolof wax ni kuy wàlliyaan boobu sa kër dafa tëggul. waaw mais ku sa kër tëgg galan boo miinul nag ah sëy mbaay yéen ñi ko xam ah lu sa kër tëgg galan boo miinul nag mais nga xaaraan ni galan ba nga miin. xam nga lu la koy may alxikmatu dallatul mumin. ok bul jàpp ne xalaat bi xalaatu Europe la wala xalaatu Occident. fekk muy xikma buy jëriñ rek nel alalu yàlla parce que yàlla ko joxe. seulement foog ñu seet ci logique bi ndax al mantiqu rachid la ñuy utiliser wala al mantiq al jaahil. raisonnement boobu rek la yàlla soxlaa xam ndax al mantiq al rachid la wala al mantiq al jaahil. ñaari logique yooyu scénario bu rafet boo kenn mësul gis sa àdduna. malaaka yeeg seen force ak seen dévouement seen rigueur ak le tout. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال اللولو mais quand même on était intellectuel comme xamuñu ca dara on était intellectuel. قالوا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. la nga ñu xamal lii bokk ca mais ci mantiq rachid la. yàlla daal yaa ñu doon xamal la nga ñu xamal lii bokk ca li nga ñu laaj bokk ca. mu gestu Aadama ni ko ambihum bi asmaihim falamma anba'ahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ard. boobu yëpp mantiq rachid la waaye mantiq fasid bi logique bi yàlla nanguwul mooy bu iblis te moo di li mu sant malaaka yi bi mu dikkee ci moom logique bi mu utiliser ana xayrum minhu. wax bi du loolu foofu soxlawuñu fi ana xayrum minhu. orgueil la moo tax aba wastakbar. xamuloo ni iblis bu yemoon ci aba rek ñu mën a régler digganteem ak yàlla. yàlla sant na ko bañ na mën na am njuumte la aba mënees na koo régler mais aba wastakbara bu rëy duggee kenn mënatu ca dara.
moo tax am na ñoo xam ne kenn mënu leen a réconcilier kenn mënu leen a réconcilier ak kenn parce que summa yanquduuna ahdahum fi kulli marra moo tax nag li lay jariñ bu ko àtte ci cadre noblesse maanaam genre orgueil la nangam bi diw duma ko jox orgueil la yow kay bu dee liir bi demal liir bi jox la ko parce que tout homme que je rencontre me supérieur en quelque manière c'est pourquoi je m'instruis auprès de lui moom la waaj a waxoon ku ma tase rek am na loo ma ëppalee du ma rus nag jël la nga ma ëppalee ba tax na kon am na lu nga xam ni yàllaa ko defal boppam sax pour jullit yi sàkki pexe mais boo koy jël itam bul ko moomale tubaab yi moomale ko yàlla parce que al xikmatu dallatul mu'min moom lay wax ni bi gën déranger yàlla ci jullit mooy mu def bàkkaar ba noppi ne yàlla seytaane ma man ni muy déranger yàlla ëpp na neel yàlla man sa jaam laa maa mëtadi waaye yow mët nga kon baal ma boobuy gën a neex ci moom nga ni ko seytaane ma man parce que boobu défi la bu ko defee kon nag bu fekkee ni jullit yi dañu bëgg nag saaga tubaab yi pour wane ni ñoo leen tax a tardé mais ñoom ñoo saaga seen bopp parce que tombee waral ay gaaf du dëgg tombee waral moo waral ay gaaf yàlla ku ne xam na ni li mu def ci àddunaam bi yëpp ba mu koy def pour teraanga nit a tax dëgg la wala du dëgg waaye ñun fuñ ko xamee fan la ñu xamee loolu alquran nañu ko wax kon ñun ñi nga xam ne ci suñu téere lañ ko waxe tombee waral ay gàtt jëkk ci pax nag sa geen mujj ci biti yàlla tàyyi na nee na bu ngeen tardé nag bay yalwaani taw c'est votre affaire ndax saxara lakum alchamsa walqamara daa'ibayn wa saxara lakum allayla wannahaar wa saxara lakum alfulka tajri fi lbaxri bi amri wa saxara lakum alanhaar wa aataakum min kulli ma saaltumu lu desati la nee na jant bàngook ak la ca ne lépp ak la mu mën lépp ak weer wa ca topp ak ya ca aju te tàyyeeguñu xam nga booboo neex tàyyeeguñu day bay jant tàyyeegul weer tàyyeegul depuis combien de milliards d'années mu ni ma bindal leen guddi bindal leen bëccëg ndax da ngeen defe ni guddi di xandoor rek moo tax ma def ko wala da ngeen defe ni bëccëg di sabar rek moo tax ma def ko wa saxara lakum alfulka tajri fi lbaxri bi amrihi nga defe ni gaal sax dem napp jën rek a tax ni kooku xel mu gàtt la bu dee gaal gi xëy suba dem ci géej rek wuti ci jaay mu jeex foofa la yem mais kooku xel mu gàtt la ma ci des wa saxara lakum al anhaar faqad yujadu fi nahri ma la yujadu fi lbaxr yàlla nag nee na tàyyi naa
wa atakum min kulli ma saaltumuhu mais lu ngeen ma delloo la tuxsuha lu ngeen ma delloo lan la problème bi posé mooy al muqaddimat pour nataïs yi ñëw parce que cause yi ñooy indi effet yi et ainsi de suite nga soog a mën génne résultat bu fekkee ne nag yow li nga ci war a def defuloo ko di tarari aaya yi rek keneen def ko ba génn ci dara rek nga ni tey du sorti فالمسألة مسألة السببية كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه يلا نينا تدنا وسخر لكم الأنهار يلا نينا waxuma la ni sax ñëw taxaw ci wetu dex gi naan ndox mi kaay kaay ndox mi kaay waaye jël pot dem tànk sax ci xel mu gàtt lay bokk doye dex rek dem jël sa siwa duy ñëw ci xel mu gàtt la yam parce que balaa xel maa gudd barrage génn barrage génn bu barrage génnee kenn du joytu nawet bu amul ñu ndey sunu boor bee dara amu ba moom daal ren nawet bi waaw yàlla yemul foofu li muy def yëpp yemalewu ko ci nawet yeneen na ngi fi taxoon moom la wàjj waxoon erreur boobu la Muawiya gaañe jullit yi Muawiya ibn Abi Sufyaan bi mu nekkee amiril muminin loolu la gaañe nit ñi te moo di rek dem jël ñaanu yonent bi allahumma la mania lima aatayt wala muti lima manaat wala radda li qadaik ñu def ko shiar ku ne di ko teltelee kenn defatul dara kenn defatul dara chômage bi yëpp foofu la commencé yore sa kurus rek